jërë ngeen jëf élection présidentielle yi ñu jëm li ci des bariwul tey jii xalaatu bun xataab ñëw ci yenn ci ñu sampoon seenuk ndënd ne bokk nañ ci yooyu la élection ne dañuy uti ay baat ci wàllu parrainage ñi ko doon uti noonu ñu ngi doon wax parrainage waaye ñoom pare wuñu ñu ci mel ne Thierno Bocoum li jiitu loolu gisoon nañ ki ci mel ne maître Mame Adama Gueye waaye moom teel naa xam boppam ndaxte wolof Njaay nee na xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk nee na matal na ay parrainage am wala bu continué woon di ut mun na matal waaye parrainage ak lan ca lal ci ay ndëgg sërëx loo xam ne doonul lu rafetlu ci nguur gi ci bokk di ut ay millions parrainage te mënul ko yemale rek ci lu néew ngir mën a xam ne moom lu mën a xew dina bokk waaye te yenn ci parti yoo xam ne ñi ngi ciy jongante di ci ut ay baat yooyu ñuy ut ci parrainage tax na ñenn ñi mënuñu woon am. ndaxte nag Sénégal tey jii bu ñuy parrainer du ñu parrainer nit parce que rek dafa bëgg parrain dañuy parrainer nit parce que am na xaalis dañuy parrainer nit parce que xam nañ ko dañuy parrainer nit parce que xam na am na base politique. tey jii bu dee parti APR Macky Sall ak ñi mu àndal ci Benno kenn du wax amuñu base parce que PS mi ngi seen biir AFP ak ñeneen boo xoolee tey jii waa PDS kenn mënut a wax ni. ñoom mënuñu am ay parrain Khalifa Sall kenn mënut a wax mënul am ay parrain parce que mooy maire de Dakar te ci sur le plan national am na benn reconnaissance te nguur gi may na ko bayre ginnaaw ba ñu ko tëjee ndaxte Dakar rek lañ ko doon tudd waaye tey ji ñu koy xeexal bari nañ ci mim réew du Sénégal kon kooku mu wut parrainage am ko du jafe Idrissa Seck na ko noonu Ousmane Sonko mën nañ wax ni moom mooy phénomène bi Bougane Gueye Dany ba mu jugee léegi yàgg na. maanaam yàgg na dugg ci àll bi kon moom anticipé woon na ci lu mel nii kon kooku bu taxawee ni am na parrainage nit ñi du ko weddi ba ci ñeneen ñu ci mel ne boo ko gis-gis ak ñeneen mais am na ci yenn ci parti yi tey jii seen ñàkk am parrainage bettuñu ñu ci mel ni Agir ak Thierno Bocoum mun nañ wax ni Thierno daa parewul te wolof yi ni ñu koy waxee mooy mar gembu sénégalais yi bëgg nañ ko ku sympa la mais dañ ko bëggoon parce que Thierno Bocoum mi ngi nekkoon ci biir parti réew mi mais bu demalee boppam. ak temps bi mu war a jël ak expérience bi ak li ñuy xaar ci moom loolu mun na poser problème surtout ak wàllu xaalis bi parce que Thierno kenn xamu ko yenn mooy ci wàllu politique musul nekk ci biir pouvoir musul nekk ministre lu mooy député bu mu doon musul tamit nekk benn leader bu ñu reconnaître sur le plan national naam mi ngi woon ci parti réew mi yor kaddu gi mais bu jugee ci parti réew mi ak bu génnee mënul doon benn ci carrière politique am kon tey ji te politique yamul rek ci leader bi. dafa egg ba ci ñi la ngay àndal ñi ngi am loolu mooy base bi waaye itam massification kon tey ji Thierno problème mu temps mun nañ wax ni la am naam nee na ci parrainage bi am na ay baat yu mu doon utog yooyu mais est-ce que am na les moyens de sa politique kon mun nañ ko nangul le fait que mu ràcceeku waaye mënoon na sax bañ a dugg waaye tamit le fait que mu dugg ci ne mun na am njariñ ci moom ci wàllu politique ndax dina tax mu wàcc ci base bi xamanteeg nit ñi bu dee maître Mame Adama Gueye ci société civile leen ko miin musul yor parti politique yàgg na xeex ci société civile ba tey ji ci parrainage bi teel na cee génn parce que gis ni balaa nga naan naam da nga fay ne maanaam yaa ngi ut parrain mais wóoru la ni élection yi nga jëm yow foofu mun nga fa am dara parce que bu dee ni matal nga parrain te élection yi ñu jëm organisation bi jaarul yoon fi ñu ko war a teg teguñu ko fa na mu war a doxee doxaluñ ko carte yi feeñul fichier bi baaxul kon balaa ngay wax waxi parrainage pour dem élection da ngay xool ci yenn élection nga jëm parce que wolof Njaay nee na balaa ngay naam nekk fa te nag koo gis xel yi gaaw ba mu jugee yàggul kon moom ñu nangul ko lu tax tey jii parrainage bi am fu mu rafetee mooy bari na fi ñu fi doon lappi korog wax naa ak sama chronique bu mujj ñoom seen waa kër sax du leen wooteel jour bi njëkkee wax parrainage ñoom jug nañu lu ne ñu def ko ku ne ñëw jël fiche mu doon pëccëxoo boo xam ne kenn xamul mu ne mais nguur gi la man nguur gi laa koy jiiñ parce que ñoom ñoo ne ku bëgg dem élection na ñëw alors que nag démocratie doo ko méngaleeg anarchie mais boo nee rek ku bëgg a ñëw na ñëw ñëpp ñëw man sax bu ma neexee ma ñëw jël samay fiche mais ma jël samay fiche ne veut pas dire que damay dem uti parrain parce que lu ëpp presque 60 000 parrain 1% wala 0,8 am ko yombul benn dafa laaj ay moyens pour nga wër réew mi dafa laaj te tamit sénégalais yi tamit am na ñoo xam ne ngir ñu parrainer nag da nga leen di fay kon parrainage mun nañ wax ni campagne électorale la boo xam ne tuddul turam waajal sa bopp la kon mun nañ wax ni nguur gi foofu dinañ ko nangul. parce que nag élection présidentielle du fowukaay du ay caaxaan du lu ñuy fooye sénégalais yi amuñu temps mën di toog di voter ba minuit kon tey ji ñu yamale candidats yi am na fu mu baaxee kon mën nañ wax ni sélection naturelle la
bi ñu def mais tamit sélection naturelle ci wàllu démocratie kenn du xool ku am xaalis ak ku amul xaalis kenn du xool ku am tur ak ku amul tur parce que boo xoolee réew ci mel ne ay États-Unis d'Amérique Obama du xaalis moo taxoon mu nekk président du ay moyens du race bu mu bokk mais da am lu mu doon séntu ci moom Donald Trump mi am alal nekk président tey jii coonal ci Amérique kon du xaalis rek mooy justifier résultat kon nit ki mun nga bañ a am xaalis mun nga bañ a am doole mën na la bañ a xam mais nga am jikko bu rafet mais malheureusement ñun suñu politique ci am-am ak ki ñu xam falan ko wekk kon foofu y a problème te loolu ngir ñu avancer dañ ciy jugee parce que nag kii di njiitu réew mi président Macky Sall bu mu nee ni moom fa mu jugee daa sori yaayam da doon jaay li papaam li wax moom ni origine bu modeste la am tey jii ba mu nekk njiitu réew kon war na nangul ñi amul war nañ mën a lii parce que nag ñàkkut te taxul ñàkk xel te taxul ñàkk xam-xam mais li mu doon wax ni parrainage séréewul rek mooy pëccëxoo bi ci amoon mais lu tax séréewul ñoom tamit ñi nekk ci ku jëg politique gi ak yenn ci candidat yi indi doon ko parce que boo xoolee ni ñu daan doxee di wër dëkk bi fu ne ñu jëm fa te mu leer na mënuñu am parrainage te loo parrainage bi li lay wan dafa bëri ay dil mooy am na ci ñoo xam ne tey ji ñi ngi dem ànd ak ay médicaments est-ce que xam ne ay candidat lañ woon nee dañ doon ut ay parrain est-ce que ñoon jaayuñu seen i parrain est-ce que parrain bi ay dil ñu doon ut yëpp di dem di uti est-ce que après duñ ko jaay ñu matalul ah dem jaay leen ko parce que commerce bi dafa bëri ci politique bi maanaam man damay uti ay parrain ne Vincent mi moom mooy candidat ah léegi man xam naa ni man mënu ma am dara ma ni xaaral dama ut ay parrain bu ma paree bu Vincent matalul moom matalul ko. kon parrainage dafa dem bu dugal ay tappale ak corruption ci jikko sénégalais yi am na fu mu baax mais am na fu mu bon li muy yàq moo ëpp li muy defar man loolu laa gëm naam sax baax na fenn nag ndaxte nag ñi bëggoon a sorxo géew bi dugg sonal nit ñi ci ay élections yoo xam ne kenn xamul kañ lay wote ak kañ lay lii ñoon dinañ génn xam seen bopp ndax ku matalul doo nangoo dem conseil constitutionnel ñu lay gàcceel di la toroxal ah léegi nag comme yor nga say fiche bu dee 1 sax nga xam nga ni 1 nga am bu la neexee nga génn nga ne ni man kat mataloon naa mais lii léeg-léeg waaw yaa ngi gis mais ñun am nañu xel duñ ay dof beneen bi ciy topp mooy parrainage ñu ci mel ne Ablaye Balde ñoom dañ doon wax naa parrainage am naa ay parrain wër naa dëkk bi mais man gëm naa ne matalul parce que ni mu tourné dem fekki Macky kon dem na natt boppam parce que sax wax na ko ci waxam ni man gëm naa ne élection yi parewu ma te am naa temps pour 2024 du moom moo ko wax kon moom xam na boppam kon matul ay pare parce que nag bu ji nga bu amul 800000 wala 1 million pare danaan man am naa chance dem deuxième tour de mais est-ce que daf ko woon wiiri rek pour dem ci Macky est-ce que la mu am ca parrain est-ce que bëggul woon rek wan Macky dooleem na ko man am naa lii léegi bu ñëwee jël fiche parrain rek jox ko na ko man Balde maa ngi nii Casamance ngi sama ginnaaw ah kon parrainage bi da ci bëri tappale mais dafa am fu mu baax parce que am na ñoo xam ne tey jii bu ñu doonoon candidat wala ñu jox leen réew mi fii wala ñu tiit ba jox leen réew mi barke Mouhamed laa dañuy am problème parce que dara xewagul ñu ñuy wañ ay tappale mais ñooñ tey bu woon parrainage ñu xëy doon candidat yàlla dogal ci ñoom président fu ñu jëm président tappale kat la ñu am kon sélection bu baax na ñenn ñu éliminer tamit am na fu mu baax mais nguur gi boo xoolee logique am mooy nag day tànn ñu mu war a bëreel xam lu tax muy tànn ñu mu war a bëreel man dama def benn jàngat dama ne Karim Wade mënul am problème parrainage Idriss Seck mënu ko am Khalifa mënu ko am mais Khalifa ak Karim Wade ñoom yoon lañ jël teg seen kanam nem bu matalee parrainage bi léegi justice moo leen di baare kon déjà est-ce que Macky xamul ñan la war a dajeel loolu problème la il faut que Konté ji ñu bàyyi ci xel mais nag problème bi dëgg-dëgg mooy kaaw Karim Wade parce que mooy waa ji da daan bind ñu jékki-jékki ñu ne mu ngi Paris di gën ji jege Sénégal ñu jékki-jékki ñu ne dinañ ñibbise mu yónnee ab vocal def discours bu solennel mel na un président de la République wax avec autorité kon ñu doon jiixi jaaxa ak di xel ñaar rax dina ñëw wala du ñëw ñooñu tey jii am nañu problème
kon ñëwu Karim Wade duñ ci sori dina nekk candidat du ko ne mais bu ñëwee lan mooy xew bu ne du nekk candidat lan mooy xew ak fa la ñu jëm kon il est temps dans ce pays ñu xoolaat mbir mi mais aussi tamit di bàyyi xel ñenn balaa ñu tëj chronique bi mooy askan wi nanu yeewu nanu bàyyi politiciens yi leen di jël di leen yàpp ci ay oto di leen yóbbu ay meeting mais opposition du pouvoir boo dee yaay perte chaque élection ay nit ñàkk ci seen bakkan seen i waajur ñooy perte seen i doom seen i famille caravane bi waa APR doon def nekk ci ginnaaw président kenn waxul bu mu def tournée économique kenn waxul bu mu def tournée politique mais nay def nank parce que bu jugee ñëppay jug koo xam ne boo jugee ñëppay jug balaa ngay jug da nga koy waaj mais neexul ay doomu Sénégal di des seen bakkan ci yu mel noonu te nag politiciens ñoom ñëpp a leen xam tey jii politique Sénégal dafa ànd ak business moo tax mu dugg ci parrainage bi ak ñi retraité business bi moo dem ba dugg ci politique bi ay vrai homme d'affaires lan te homme d'affaires li Olof Njaay di wax rek homme d'affaires affaire rek lay xool te Tiken Jah Fakoly lay jeexalee tey ci way bi mu woyoon yéen politiciens yàlla lay waxal allez dire aux hommes politiques ils enlèvent nos noms dans leur business on a tout compris joyeux Noël. Joyeux Noël.